Abonnez-vous sur votre chaîne YouTube DKR 221 et n'oubliez surtout pas de cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications. mbokk internet yi ñoo ngi leen di nuyu di rafetlu ànd bi ngeen di ànd ak ñun saa su ne tey nag ñu ngi fii ci direction bu service intérieur bu commerce ñu daal di nag dalal suñu gan waaye laataa ñu dugg ci waxtaan bi rek dama koy bàyyi mu nuyoo bu ko defee nag ñu ñëw ci waxtaanu économie bi ñoo ngi lay nuyu monsieur Diaw. ñoo ngi lay fay Mariama. Donc c'est monsieur Serigne Diaw, commissaire aux enquêtes économiques, chef du service régional du commerce de Dakar. Donc di fay sa auditeur yëpp. alors tey nag monsieur Diaw dañuy ñëw rek waxtaanee ci li nga xamante ne actuellement soxal na askan wi mooy rek lu àddu ci wàllu yokkuteeg dund gi ngeen ñu ci mën a andi nag ay leeral jamono ji ak fan lañ ci toll ci liggéey bi ak la moo waral tey ji dund gi toll fii ci kanam askan wi. waaw loolu lu yomba tontu la parce que dañuy xam ne àdduna ci boppam moo yëngu donc te ñun yoruñu réew mu mat niñ koy waxee pays en voie de développement lañ donc lépp loo xam ne dafa affecté àdduna bi faaw mu affecté ñu te boo gisee Sénégal war nañu rafetlu ne toog nañu daanaka juróom-ñetti at yoo xam ne dara yokku fi parce que président de la république bi mu ñëwee dafa ne moom li muy njëkk a def mooy wàññi njëg yi ensuite social bi donc boo xoolee bi mu wàññee njëg yi après def cee teg bourse de sécurité sociale donc mu ne politique sociale lay def loolu nag ñu nekk ci pendant juróom-ñetti at ba li yàlla def corona bi daal di ñëw donc muy feebar boo xam ne dafa bette et puis law ci àdduna bi yëpp téye ñëpp te corona bi soo xoolee li ñuy njëkk wax nit ñi mooy ku nekk na toog këram te ku nekk bu toogee këram kuy liggéey donc mu affecté secteur d'activité yu bëri te boo xoolee am na ci ñi nga xam ne dañu feebaroon sax ci hôtel yi lañ leen doon denc donc fa lañ leen doon loger donc hôtel yooyu dootul woon fonctionner moo tax après bi yëf yi jeexee corona bi jeex mu am benn fonds boo xam ne dañ ko teg pour suqali hôtel yeeg yooyu donc ñu nekk ci corona bi muy loo xam ne lu métti mais ci biir corona bi gis nga président dafa woote woon ndaje mu rëy képp kuy leader d'opinion mu recevoir la ñu waxtaan xool naka la ñuy xeexee parce que yëf yi tolloon na foo xam ne képp kuy sénégalais war ngaa ñëw bokk ci xeex ñëpp ànd ci ba ñu xeex corona bi mais état bi aussi daa doon am benn programme de résilience boo xam ne da ko tëraloon pour moo xam ne moom mooy saytu ni affaire yi war a doxee muy PAP 2A programme de résilience boobu daf ñu wan ne sunu agriculture il faut li nga xam ne moom la ñuy bay il faut ñu yokk ko donc programme boo xam ne 5 axes prioritaires la définiroon ci la ñu teg suñu tànk ba nga xam ne mënoon nañoo jànkonteeg corona bi ba ñu am ci résultats yi ba dégg nga sax ba ñuy wax ne daan nañu corona mais c'est vrai que ba léegi mi ngi fi mais na mu meloon ak yiñ daan jël xam nga 20 heures dootoo génn ak ay affaires yu yooyu yëpp secteur yu bëri la affecté woon donc ñooñu bu ñu liggéeyul day indi problème ñu jógee nag ci corona bi encore fi nga xam ne fii la ñu war a dalloo di defaraat suñu économie guerre bi daal di juddu muy guerre Russie ak Ukraine bi muy guerre bu metti boo xam ne ñi ngi ñaan daal yàlla mu saafara ko ci jàmm mais guerre bi ci boppam sax moo gën a metti corona bi daal di tënk nag économie internationale yépp léegi daal di indi benn inflation donc c'est vrai que spécialistes yi sax nee na ñu nekkaguñu ci crise mais ci inflation la ñu nekk te inflation bu amee nag li koy njëkk a caractériser mooy yokkute njëg yi léegi inflation boobu nag bu ñëwee njëg yi nga xam ne moom la ñuy jëndee lépp dafa yokk
te boo xoolee li nga xam ne daf ci am solo yu ci bëri yoo xam ne dañ koy jéggaani muy diwlin di ceeb suukar naam am na fi mais période bi dañu nekk période boo xam ne il faut ñu jéggaani ko parce que li nga xam ne moom la ñuy am fii ci kii du doy dafa am 3 weer yoo xam ne dañ koy jéggaani meew meeg yooyu yëpp mais su fekkoon ne sax prix yi sax dafa yokk fële mais dañ ci am lu ci rax muy dollar bi ci boppam ne ñëpp moom la ñuy jëndee nag dollar bi di yéeg rek di dem donc loolu nag facteur yooyu nga xam ne dama ko tënk rek boo ko indee boole ko muy dollar bi di yéeg pétrole bi yéeg donc ak comme niñ ko waxee fret maritime bi yooyu yëpp boo ko conjugué parce que fret maritime bi bu fekkoon ne benn lañ daan def léegi ñett ngay def pétrole bi nekkoon ci 40 léegi pétrole bi demoon na ba 120 donc gis nga presque ñettam wala ñaaram ak lu teg yooyu yëpp boo ko boole mu nekk lu bëri metti ci réew mi te metti vraiment ci askan bi te loolu état bi nag toogul moo tax ci subvention yi dafa def subvention boo ko mënee jàpp li ñuy wax produit de base yépp boo ko jëlee état bi daanaka def na ci 152 milliards ci produit de base donc parce que boo jëlee blé bi par exemple soo ko daan indi 18% TVA bi fa la nekkoon léegi mu yóbbu TVA bi 0%. droit de douane aussi 0%. ceeb bi aussi 10% ya nga daan fay état bi dindi na ko léegi def ko 0 franc fi mu toll boo indee ceeb 0 franc donc nga dem ci yeneen blé bi aussi comme ni ma ko waxee léegi sax ba ñuy fixer prix mburu bi ak farine bi booba blé bi mi ngi woon ci 260 euros 270 euros léegi dem na ba 400 yi teg na donc 400 yu teg euro la tonne donc daanaka dafa doubler prix bi mais état bi dafa waxtaan ak meunier yi am benn système de compensation li nga xam ne ñoom moom la ñuy perte état bi di leen koy jox pour ñu mën a téye prix farine bi téye suñu prix mburu encore bañ mu yokk nga dem ci gaz bi butane bi ñuy toggee aussi état bi aussi daf ciy dugal 15 milliards par mois pour gaz bi bañ a yokk ak yeneen ak yeneen ak yeneen même ci ceeb bi aussi defoon nañ ci compensation diwlin bi tamit boo xoolee bidon 20 litres bi muy huile de palme bi ñu daan jëlee Indonésie ak Malaisie aussi dafa demoon ba moom itam kenn mënatu koo gis léegi su fekkee ne bu njëkk ba muy normal soo indee conteneur li gën a néew ci diwlin bi daa nga fay 11 millions nga daan fay par conteneur 40 pieds léegi état bi daal ne bu fekkee ne ci pays CEDEAO yi la wala UEMOA nga ko jëlee léegi boo ñëwee dem na sax ba 2 millions 500 ngay fay wala 3 millions léegi bu fekkee ne extra communautaire la diwlin extra communautaire léegi boo ñëwee 3 millions ngay fay te ku waroon a fay minimum 11 millions donc yooyu yu bëri boo ko xoolee daal subvention yëpp ci produit de base yi nekk na 152 milliards yoo xam ne état bi def na ko ci pour rek mu mën a woyof pour ñëpp mën cee jot parce que aussi état bi dafa am mission boo xam ne mooy satisfaire aussi les consommateurs aussi en même temps protéger leen ñun administration bi nag suñu taxawaay aussi li ci njëkk mooy fexe ba nga xam ne lépp lu ñu soxla ci réew mi mu nekk fi loolu la ñuy wax disponibilité produit parce que niñ koy waxee bala nga ne naam ne fi tey jii mënoon nañu boo jógee ci marché bi nga dem gis ne lii manqué na lii manqué na lii manqué na lii manqué na mais fexe nañ ba nga xam ne dara manqué wul ci marché bi lépp loo soxla mi ngi ci marché bi moom kay njëg gi la nit ñuy wax mais njëg yooyu aussi fexe nañ ba indi ko dans des proportions raisonnables ba ñëpp mën cee jot.
alors foofu nga taxaw dogguma la fa comme li nga xamante ne nii moom la njiitum réew mi daal di waxoon ne dañuy def ci li nga xamante ne moom mooy autosuffisance alimentaire ci wàllu dund gi ceeb beeg léegi mais ñu nemmeeku ba tey na rek ñu ngi koy jéegaane di ko jëlee di ko andi tudd nga fi léegi tamit milliards yi nga xamante ne ni état bi daal dina koy jàppale askan bi mais li ñuy laajte moom mooy lan moo tax l'effet ne s'est pas ressenti au niveau de la population. ba tey ñoom ñu ngi jooy yokkuteg njëg yi parce que tey jii bu ñu demee ba naan la ay kilo pomme de terre ay 850 sàkku bi ñu ci tudd sàkku soble ay 50 000 mu mel ni ba tey askan bi tey ñoom yëguñu li nga xamante ne ni moom mooy subvention bu nguur gi def ngir woyofal leen dund gi. waaw non xam nga foofu man damay wax ne nit ñi yëg nañ ko parce que tey jii ceeb non parfumé ordinaire 275 francs sous région bi yëpp foo ci dem ñun rek ñoo fi am 275 francs ceeb donc ceeb boobu di jar 275 bu fekkoon ne subvention ceeb boobu war na mën a jar 375 wala 400 francs mais subvention bi tax ñu koy jaayee 275 tey jii boo demee wër ci réew yi ñu wër yëpp fii saaku farine 25000 francs lay jar ñun suñu saaku farine mi ngi ci 19200 mooy li nga xam ne mooy compensation boobu moo tax. donc produit yu bëri parce que litre diwlin réew yi ñu wër yëpp 1500 lay jar ñun biñ ko subventionné état bi def na ko indi woon na ko 1100 francs c'est vrai que léegi sax fan yi sax ñaari semaines yi sax mi ngi wàññeeku ba léegi da nga ko mën a am 1300 ci marché bi donc am na fléchissement bu am ci diwlin bi te tey jii sax boo demee Touba sax am na ci société yu fa nekk bon bëgguma tudd seen tur mais dañ leen di jaajëfal parce que bidon bi nga xam ne moom moo doon jar 28000 tey jii boo demee Touba bidon 20 litres bi tey dañ la ko fa jaay 24500 25000 francs parce que ñoom dañ ne sax dañuy def bokk ci ñi nga xam dañuy contribuer ci màggal gi donc ak yeneen yoo xam ne mënoon naa koo wax lim ko pays sous région yi nekk fi yëpp Sénégal la ci gën a yombale fi mu toll nii donc mais xam nga sénégalais ci boppam moo naqari defal parce que loo wax mun la gisuma bon yaakaar naa xanaa moom ñoom fi mu toll dañoo yaakaar ne dañu war a jël sax affaire bi di ko maye bu boobaa lañ koy yëg di am na ñuy ironiser sax naan Sénégal dëkk la boo xam ne bu naqaree dundee la mais neex a dee sax nit ñi dañ koy wax parce que nit ki lu mu def lu mu tuuti bu ko xeeb aussi am na lu mu def parce que boo xoolee ba corona bi ñëwee ba léegi état bi dindiwul loxo lépp lu mu mën mi ngi koy def sànq wax naa la ne la toujours bu ñuy dem arbitrage sax day nekk arbitrage yu serré mais président yàlla dimbali nañu lépp loo xam ne moom la ñu def prix yi sax bu ñu ñëwee daf naan li administration commerce def ànd naa ci def leen ci lépp lu mu war day wax ministre des finances ne ko def ko ci. donc gis nga ceeb bi tudd nga ko léegi xam nga ceeb bi c'est vrai que 2017 la ñu waxoon autosuffisance mais yegguñu ci dafa am ñu bëri sax dañoo bàyyi woon ceeb bi far parce que nee nañu 130 yi ñu amoon ci prix bi padi bi baaxul président daal di ciy dugal 3 milliards 200 ren bi léegi pour muy benn compensation boo xam da ko dugal ci ceeb bi léegi muy 162 francs 160 producteurs yi ñoo ko moom léegi donc muy 30 francs yu mu leen tegal ci 130 yi ñu amoon muy 130 francs 2 francs yi mu jox ko transformateur yi parce que ñu bëri dañoo mujj woon bàyyi ceeb bi dem di def soble fañ doon bay ceeb ñu fay di def léegi soble ensuite dafa amoon xorom si aussi donc am terre yoo xam ne da ko doon nangu mais ak subvention bi nga xam ne président def na ko ci muy 3 milliards 200 ci padi bi léegi yow mi nga xam ne léegi gis nga ci sa bopp léegi kii bay léegi ceeb gis na ci boppam donc danañu delluwaat ci ceeb bi bay pour ñu mën a am autosuffisance parce que aussi il faut nit ñi reconnaître ne corona bi ak guerre bi wan nañu loo xam ne war nañu mën a delluwaat ci agriculture bi ci suuf si dañu war a yokk suñu mbay mi bon naam ñi ngi koy def ci yeneen spéculation parce que boo jëlee soble ak pomme de terre bi daanaka am nañu presque autosuffisance parce que boo xoolee 8 mois de consommation yépp fii lay nekk Sénégal donc ay 3 mois
la ñuy soxla di ubbi pour di ko jëli fa donc bu ñu demee foofu daanaka am nañ autosuffisance foofu li fa des mooy matériel de kii bi conservation bi le magasin de stockage ay affaires yooyu la ñu war a gën a baral ak ay chambre froide pour nga xam ne lii nga xam ne moom la ñuy bay fii ñu mën koo conserver mais ñi ngi def ay jéego yu baax état bi aussi léeg-léeg mi ngi jël loxoom dugal subventionné engrais di subventionné ay semences aussi ay intrants de base aussi di leen ko jox yooyu yëpp état bi da cay dugal loxoom parce que aussi nañu xam ne du question li ñuy lekk rek la état bi subventionné mais yeneen secteurs yu ci bëri état bi dafay dugal loxoom donc boo ko xoolee te xayma woon nañ ko sax ne presque état def na lu toll lépp 450 milliards donc de subvention ci secteur yu bëree bëri. alors bu ñu taxawee ci benn point lu àddu nag ci wàllub régulation des prix tey jii ci grossiste bi ba ci ki nga xamante ne ni moom mooy boutique bu nekk ci koñ bi kii mën a jaay 800 kii jaayee 500 du coup contrôle bi nga xamante ne ni yéen ñu ngi leen ci xaar ngeen def liggéey bu am solo boobu noonu ba rek mu nekk ay prix yoo xamante ne ni amaana sax bu amee différence ay différence de 10 francs la 5 francs mu nekk yoo xamante ne ni respecté wuñu ko. yéen lan moo ci seen liggéey actuellement ak ban liggéey ngeen ci defagum sax ba fi ñu toll nii. waaw foofu xam nga il faut ñu rappeler nit ñi dañu nekk ci régime de liberté nag mais état bi dafa xam ne am na ci secteur yoo xam ne kenn mënu ko libéraliser mu téye ko ceeb bi par exemple boo gisee mu jël non parfumé ordinaire bi parce que 70% moom la ñuy lekk. looloo tax ñu subventionné ko suukar si ñu téye ko diwlin bi muy huile de palme bi ñu téye ko téye gaz bi téye essence ak gasoil ak yooyu parce que dafa am ci yoo xam ne kenn mënu ko libéraliser mais yow foofu li nga indi sànq wax nga ko mais dafa am stade de commerce dañu am loi bu bees parce que stade de commerce dañ ko supprimer woon léegi grossiste bi soo demee day def grossiste def demi gros def détail mais loolu am na beneen arrêté bu bees boo xam ne dana ñëw boo xam ne léegi grossiste bi day def grossiste demi grossiste bi def demi grossiste détaillant def détaillant ku nekk yam ci sa secteur kooku la ñuy wax les stades de commerce danañ ko rétablir ensuite ñi nga xam ne ñoom ñooy importer ñi nga xam ne ñooy grossiste aussi commencé waat def ay déclaration stock mais danañ am yeneen prix yoo xam ne dafa nekkoon ci régime de liberté mais ci texte yi nga xam ne moom la ñuy war a génnee fekki fan de léegi yooyu danañ leen génne ci régime de liberté dugal leen ci régime de fixation wala li ñuy wax régime de l'homologation léegi yooyu produit nag danañ ko gën a yokk parce que xam nga li ma waxoon bu bëriwul boo jëlee ceeb diwlin suukar gaz ak affaire yi suñ leen dugalee ci régime de fixation wala homologation boobu nag dañuy fixer seen marge léegi yow boo demee ci boutique bi produit boo yi nga xam ne moom la ñuy fixé da nga xam ne marge bi léegi détaillant bi su ko jëlee ca grossiste ba wala ca demi grossiste moom lii la ci war a teg parce que boo jëlee ceeb bi par exemple importateur bi 2000 francs la am marge léegi grossiste bi daal di am 5000 francs marge kay jaay boutique donc ci koñ bi moom 750 francs la war a teg ci saaku ceeb bu nekk donc ceeb bi moom amul problème am na marge léegi ni ñu ko defee noonu nag ci ceeb bi moom la ñuy def ci yeneen produits yu bëri yoo xam ne listé nañu ko actuellement léegi moom la ñu war a téye nga xam ne léegi nit ñi dootuñu du lu la neex waajal et puis il faut nit ñi xam ne régime de liberté aussi du laisser aller laisser faire déedéet état baa ngi fii parce que yoon may na ko su demee ba gis ne lii nit ñi def exagéré na mu daal di jël arrêté daal di jël produit boo xam ne dafa libre woon dugal ko ci régime de fixation wala d'homologation soo gisee ministre bi woote keroog conseil national muy mardi loolu la woon parce que conseil national boobu ñu woote dañu wan nit ñi li nga xam ne moom mooy commerce intérieur li fi nekk d'abord situation bi biñ defee situation commerce intérieur par def situation commerce international wax lañ ko daan jëndee ak fi yëf yi toll tey léegi parce que conseil national boobu daanaka niñ ko tuddee mooy assemblée nationale commerce secteur yëpp pay ñëw léegi foofu nag la ñuy waxtaan xool
yan produit la ñu war a téyewaat lu ñu war a joyanti ñu joyanti ko foofu te foofu jël nañ fa décision yoo xam ne yu am solo yoo xam ne même administration bi ci boppam xool nañ ne ña fa nekkoon ñëpp administration bi war nañ koy jox ay moyens muy moyen financier di moyen humain donc personnel bi ñu yokkaat ko di moyen logistique mooy oto yi parce que administration bi liggéeyam du bureau terrain la il faut muy nekk ci terrain bi ñëpp ñu koy sentir ne administration bi ngi ci terrain bi prix yi nga xam ne état bi da koo subventionné ñu mën koo saytu ci terrain bi ñu xam ne ñëpp ñu ngi koy appliquer. alors aussi benn affaire boo xamante ne ni ñu ngi koy ñaawlu ci seen plan de communication bu àddu ci wàllum koom gi tey ji sénégalais li ñuy gën a naqarlu moom mooy ne rek dañuy xëy dégg ceeb yokku na diwlin yokku na alors que jàpp nañ ni war nañ leen ci mën a avertir en avance comme tey jii li nga wax ni ci ay loi yoo xamante ne ni décidé ngeen ko ci seen assemblée bi ngeen daal di defoon mais tey jii sénégalais jotaguñ ci application loi yooyu noonu nan ngeen ko fas yéene tëralee sénégalais yi jotaguñ ci kon nag yenn ci sénégalais yi sax jàpp nañ ni day jaadu rek bu ngeen amalee yenn congrès yi bu ngeen génnee ngeen def benn communiqué de façon plus explicite wax sénégalais par exemple dans 6 mois léegi li moo leen ciy xaar dans 6 mois ceeb bi dina yokk dans 6 mois essence bi dina wàññeeku mu nekk benn manque de communication boo xamante ne ni askan wi jàngal nañ ko te nag lépp rek ci ñoom lay dellu si parce que ñoom ñooy consommer ñoom ñooy jënd du coup njëg yi yokk yi tamit ci ñoom ñoo koy yëg benn manque de communication la wala benn faille la boo xamante ne ni mu ngi ci biir système bi. waaw foofu moom duma fa d'accord ak yow parce que en fait communication moom lépp lu ñu mën ci communication def nañ ko. parce que man sànq maa ngi la koy wax ne la ñaari at maa ngi wax plateau bu ne dem naa fa rajo bu ne wax naa fa journal bu ne wax naa fa amul semaine bu nekk depuis 2 ans semaine bu nekk maa ngi ci rajo yi maa ngi ci télé yi ministre bi mi ngi koy def directeur commerce intérieur mi ngi koy def ak ñeneen même ñi nga xam ne dañ nekk ci région yi sax dañ leen wax nañu communiquer aussi plan de communication boo xam ne déroulé nañ ko ñu ngi koy exécuter ensuite lépp lu xew man mi en personne informé naa presse bi yépp ñoom ñëpp man maa leen koy yónnee heure buñ ma soxlaa aussi pour leerlu dañ may woo leerlu encore amul benn ndaje buñ def boo xam ne presse bi yóbbu ko ba ci bu mujj bi ñu def conseil national bi maa leen ko yónnee ensuite boo xoolee bu fekkee ne yaa ngi rappelé def nañ fi ay conférence de presse suñu jëlee benn mesure suñu dawalee 1 mois daal di woote conférence de presse fële ca direction par chap presse bi yépp ñëw ñu ne leen mesure bi biñ ko jëlee bi ñu dawalee 1 mois lii la joxe contrôle bi ñu def te foofu sax dama lay wax ne la contrôle bi boo xoolee région de Dakar bi ñu jëlee mesure contrôlé nañ fi 21 602 commerçants donc xam nga foofu bu nit ñi ne yëguñu leen wala ay affaire yooyu mais xoolal loolu ci région de Dakar boo xoolee population commerçante de Dakar yëpp c'est 35 000 les 21 000 yëpp contrôlé leen donc muy jéego bu am solo. présence bu am solo mais rek ba nit ñi sonn rek ba askan bi. mu suñu xaar nit ñi parce que ñun toujours boo xoolee suñu liggéey dañuy anticiper lépp lu ñu def par anticipation lañ koy def. boo ko xoolee ñëpp par anticipation parce que tey jii bu fekkoon ne anticiper wuñu produit yu bëri du nekk ci marché bi tey jii ñun bu ma fi jógee nii maa ngi toog ak autorités yi ñi ngi waxtaan ci lan la ñuy def boo xoolee fekkee ne ab situation keroog bi ñuy def màggal gi dañuy def point sur les approvisionnements noonu lañ koy tuddee léegi dañu saytu li nga xam ne moom moo nekk ci biir dëkk bi ne leen tant de tonnes mi ngi fi léegi semaine prochaine tant de tonnes war na dugg mu fekk si lii mu nekk temps parce que boo jëlee spéculation bu ci nekk produit bu nekk ñun dañuy xool toujours fexe ba nga xam ne danañ am toujours 3 mois de consommation suñuy liggéey dañ ciy liggéey nga xam ne ñetti weer yii di ñëw kale nañ ko ba pare pour ñetti weer léegi suñuy liggéeyaat dañuy liggéeyaat pour yeneen ñetti weer yi ñëw mais toujours est-il que
pour 3 mois toujours ficelé nañ ko ba teg ko donc foofu moo tax toujours du am benn manquement yi parce que boo jëlee soble par exemple bi nga wax sax ne kii ne mais nit ñi dañu xam ne soble bi saaku yooyu saaku 40 kilos la woon parce que soble saaku normal bi ñuy def nii mais ñun sunu bos bi dañ koy def léeg-léeg ay saaku 40 kilos boo demee léeg-léeg ci centre de réception da nga ko fa fekk mais soble saakoom bi nga xam ne moom la ñëpp xam 25 kilos la du boobu moo doon jar loolu donc boo jëlee saaku 40 kilos nag par exemple nga rapporté ko 1000 francs daal di gi rek nga gis mu egg 40 000 wala mu egg 50 000 ñu ne saaku soble fi mais du boobu saaku soble parce que saaku soble donc actuellement nii boo demee ci marché bi 13 000 14 000 nga koy jëndee fi mu toll nii te consommation bi nga xam ne ñun moom la ñu soxla xayma nañ ko chaque mois li ñu soxla muy 25 000 tonnes la ñuy lekk ci soble fii Sénégal. fexe nañ ba nga xam ne dañ koy boucler chaque fois. mais soble bi ça varie parce que am na ñuy jaay au-delà de ça. waaw non dama ne la fi mu doon bi entre 13 000 14 000 parce que man sax démb jënd naa ko mais. alors tey jii bu ñu taxawee ci autosuffisance tuuti ginnaaw njiitu réew mi nag demoon na ba Russie daal di waxtaanee lu àddu ci wàllu blé bi loolu après di nga ci andil ay leeral nan ngeen ko fas yéene taxawalee ak tamit ban allègement lay am ci population ñu wax ci autosuffisance alimentaire ci suñu biir réew jamono ji diggante soble bi gerte gi ak yeneen yoo xamante ne ñun ñu ngi koy bay ban nag ngeen ci gis boo xamante ni kat produit na loo xamante ne ni dundal na Sénégalais yi ci ban durée de temps. waaw sànq ni ma la ko waxee rek ñun toujours calcul yi 3 mois de 3 mois toujours danañ fexe mu nekk fi sànq tudd nga ko nag muy voyage du président de la République fële Russie muy voyage bu am njariñ nag parce que gis nga li ci juddu ubbi nañu corridor daal di ubbi yoon boo xam ne aussi céréales yi mën na fa jaar à partir de Turquie di ko jël di jox pour ñu mën ko séddale ci àdduna bi parce que président fexe woon na ba ñu am 30 000 tonnes de blé yoo xam ne chaque mois dana génn foofu ñu jaar ci corridor bi pour mën a dem ci yeneen réew yi donc muy voyage bu am njariñ parce que bu du woon loolu tey jii doon na gën a métti donc muy voyage boo xam ne vraiment dañ koy saluer bu njiitu réew mi donc am nay retombées vraiment te nit ñaa ngi koy sentir parce que sànq wax naa la ne la soo xoolee ci blé bi ak maïs bi actuellement bi ñu reprendre corridor bi ubbi port ukrainien yi gis nga ko dafa xaw a wàcc tuuti parce que demoon na ba ñu dem ci 450 léegi blé bi dellu si waat na ba ñuy wax ay 402 euros la tonne. alors embargo bi doxoon nag diggante Sénégal ak Mali ak yenn frontières yi mu juróon ay jafe-jafe ci jaaykat yi nga xamante ne ñu ngi doon dem diwaanu Mali di jéggaani di ñëw ba sax nag ci période tabaski bi ñu ne loolu bokk na ci lu tax xar manqué. njëg yi daal di yokk embargo bi yaakaar naa ne dañ na tegg nañ ko demalante beeg dikkalante bi mi ngi am ba léegi mais kilo yàpp actuellement mi ngi toll ci 4500 francs ban liggéey ngeen ci amal. waaw mais man de gisuma fu xar manqué. ci tabaski bi. tabaski bi déedéet. cher na non mais d'accord xam nga bi ñuy commencé def opération tabaski day yéeg mais luñ ci chaque jour nga gis xar njëg yi doon wàcc. c'est vrai que njëg yi au départ yéegoon na mais ba gis nga finalement ñëpp tabaski nañ ba xar yi des fii xar yi dañ cee mujj xaar ñi nga xam ne ñoom ñoo jógee Màkka ñu jël ci ñenn ñi tam xarit ci donc xar moom dafa doyoon na ba ëpp. njëg yi. waaw xam nga njëg yi aussi li ma la wax rek moo ci nekk xam nga blé yokk na maïs bi aussi. aliment de bétail bi soo ko xoolee dafa yokk. donc bu aliment de bétail bi yokko automatiquement aussi day répercuté wu parce que nit ki bu fekkee ne lu jënd 15000 tey mu dem ñu jaay ko 20000 da ko ci teg loolu la problème bi c'est la loi de l'offre et de la demande marché bi dafay jouer mais tabaski bi moom vraiment lépp luñ ci mën a wax mooy def nañ tabaski bi àll bu mucc ayib c'est vrai yàpp nag wàcceegul wàcc bi nit ñi soxla nekk fa mu nekkoon mais facteurs yu bëri comme ni ma la ko waxee aussi aliment de bétail bi parce que yëf yi mboq mi day dugg ci defar aliment bi yooyu yëpp moo tax ba
prix bi mënagul wàcc ba mais ñu ngi ciy waxtaan actuellement ci produit yi nga xam ne war nañu fixer marge yi ci la bokk. alors xam naa ni foofu la ñuy ñëw jeexali si lu àddu nag ci wàllum projet d'avenir yoo xamante ne ni yéen a ngi koy waajal di ko jàngat ci njëg yi ci wàññu teb njëg yi wala tamit sénégalais yi dañuy xaar rek yokkute fii ak ay weer fii ak fin d'année bi lan lañ mën a xaar ci wàllu koom gi. waaw mais xam nga fi mu dool nii soo xoolee sax ciment bi boo xam nga ciment boo ko xoolee fi mu toll nii fret maritime bi yokk na gypse bi yokk na charbon yokk na sac yi yokk na clinker bi yokk na looloo tax cimenterie yi ñoom tam ñuy xaar ñu yokkal leen normalement dafa war a yokk mais état bi dafa ne comme comité la ñun ñëpp nañu toog ñu waxtaan ci ba nga xam ne xool bu fekkee am na taxe yu ñu war a dindi wala lu ñu war a yokk ñun ñëpp ñu bokk ci waxtaan acteurs yëpp toog moo tax keroog ci conseil national bi ministre bi jox leen rendez-vous ne leen dans 2 semaines mu jox leen ko parce que yëf yi noonu la aussi mais sur d'autres produits wax naa la ko sànq am na yeneen produits yoo xam ne dana am wàññite nit ñi dañu xaar ne am na wàññite parce que marge bi ñu ci tegoon parce que bu fekkee nit ki dafa jëloon produit mu teg ci juróomi dërëm buñ ko saytoo xam ne juróomi dërëm yi mu tegoon jaaduwul ñaar dërëm moo baax dañuy fixer marge bi 10 francs donc moo produit yooyu dana wàññeekuwaat parce que li ñu bëgg a jël daal bëgg nañu cibler produit yu bëri yoo xam ne danañ fixer seen marge nga xam ne dana am wàññite ci yooyu produit. yooyu la produit alors seen implication ci wàllu pétrole bi nga xamante ne feeñ na ci biir réew mi te jamono ji nag gaz bi yokk ci suñu wet essence bi yenn saay mu daal di yéeg wala mu daal di wàcce ban implication ngeen ci am ak ministère bu àddu ci wàllu énergie nan ngeen koy fas yéene liggéey ak moom ba rek mu oyof ci askan wi. waaw xam nga ñun dañu am benn bànqaas buñ tuddee DFDS division des filières et des statistiques et de la distribution am nañu suñuy agent yi nekk foofu ñoom ñooy siège comité national des hydrocarbures parce que xam nga prix nag il faut nit ñi nangu ne ministère du commerce moom prix fépp fu ñuy fixer prix ministère du commerce dafa war a nekk parce que ñoom moom prix muy ca gerte geeg fépp dañ fay siéger fu nekk comité national muy gaz bi aussi comité national des hydrocarbures dañ fay siéger donc lépp lu ñuy def ñun ñoo koy bokk di defandoo amul foofu benn réero wala benn problème bon tudd nga pétrole be gaz bi dañuy ñaan yàlla yóbbu ñu ceeg jàmm ñu fekkee ko vraiment ni ñuy wax mu ball comme ça mais xam nga keroog wax nañ ko ne 888 milliards yoo xam ne dañ ci génn te kooku bu génnee Sénégal dañ nekk beneen réew nag vraiment dañu te ci àdduna bi boo xoolee fi mu toll nii sax looloo ñu may aura bi nga xam ne moom la ñu soxla actuellement ci monde bi yëpp Sénégal xam nga réew mu ndaw la mais aussi du ndaw na nii ci superficie mais du point de vue ressources humaines du point de vue ci ay nit aussi Sénégal réew mu mag la parce que boo xoolee bitim réew nit ñu fonkee te dara taxul ñu fonk ñu mais suñuy ressources aussi ci la bokk muy ressources énergétiques yi muy ressources minières muy ressources humaines aussi parce que sénégalais yi aussi jàng nañu xarañ nañ ci domaine boo jël xarañ nañ donc ñun du ñu génn bitim réew aussi di sëgg fépp fu ñu dem aussi bu ñuy jongante gis nga ne Sénégal dana fa am ndam donc muy ci gis nga pétrole bi ngay wax ak gaz bi aussi man yàlla dafa defoon ma servir fële à Saint-Louis donc def naa ci ay séminaire ay journée d'études ak waa BP donc British Petroleum wan nañ ma aussi bu ñuy gaz bi ni ñu koy defee ak li nga xam ne moom la ñu bokk ak Mauritanie ni ñu ko waxee 50-50 ku ne ngi jóg code bi ni ñuy machine yeeg yooyu yëpp man yooyu yëpp déjà am naa ci idée nga xam ne tanker yi bu ñëwee fi muy taxaw ak projet yi nombre d'emplois yi ñuy war a créer ak yooyu yëpp la ñu laaj pour région de Saint-Louis infrastructure ya mu war a am yooyu yëpp man am naa ko déjà donc am naa ci benn taxawaay boo xam ne man déjà am naa ko parce que def naa formation bi bon am na ci yoo xam ne daal anticiper naa ko woon daal par rapport aux autres donc am na ci bëri loo xam ne xam naa ko
alors ñu bàyyi nga tàggatoo suñu mbokk internet yi. waaw di la nuyu di la fay di rafetlu aussi jataay bi parce que permettre nañu ñu mën a exposer problème yu bëri parce que daan ci yeneen jataay yi parce que day am ñaar ñett invité ku nekk 2 minutes 3 minutes affaire mais alors que bii bon da nga am temps bu doy nga mën a exposer parce que li ñuy liggéey am na solo boo xam ne sax su doon ñaari waxtu sax du doy mais xam nga boobu émission mën da am donc dañ koy tënk foofu donc di leen gërëm di leen sant aussi di ñaan aussi yàlla wàccee tawféex fii ci Sénégal defal ñu jàmm aussi màggal gi ñu jublu aussi nit ñi dem ak jàmm dikk ak jàmm et puis guerre bi nga xam ne aussi lëmbe na àdduna bi yàlla wis ci ndox mu sedd mu fay ba ñëpp delluwaat ci seen sago jàmm am ci àdduna bi. ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax mu nekkoon nag tey suñu invité ñu doon waxtaanee rek lépp lu àddu ci wàllub koom wàllub économie Kantaa man maa ngi leen di jaajëfal di leen jox rendez-vous très bientôt. Abonnez-vous sur votre chaîne YouTube DKR 221 et n'oubliez surtout pas de cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications.